Alliance pour la citoyenneté et le travail moom it dikkaat na ci dogaluk décision conseil constitutionnel bi nga xam ne dafa rek ñàkk valider liste nationale bu coalition boobee di Yewwi Askan Wi. Abdoul Mbaye wax na ni mbir mi dafa xorom lool te reelu moom ci boppam nee na dara warulu ko lu dul segg gi mu nekk di def en tout cas ak tànn gi mu nekk di tànn yenn ci ay candidats yu mu war a jàkkaarloo moom njiitu réew président de la République Abdoul Mbaye ñu teewlu ko ci ay leeral. Conseil constitutionnel indi na li bees loo xam ne li dafa bees ci code électoral te du seen sañ-sañ loolu di benn ñaareel bi bu fekkee ne sax dem nga ba jàpp ne liste titulaire day am liste suppléant day am waaw lu tax ndegem am na benn turu jigéen bu nekk ci tiru liste titulaire nga fekk ko itam ci listu suppléant nga war a jàpp ne liste titulaire ngay génne téye bu suppléant te jàppuloo ne liste suppléant moo war a génne liste titulaire am dogal nañu loo xam ne mbëbët ba mooy Yewwi bañ a jàll. mi ngi noonu mu nekkoon ki nga xam ne moo di rek Abdoul Mbaye ñuy fàttali ne chef service maintenance bu hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh ne ca Tivaouane daanaka jàpp nañu ko ndax jam lépp mi ngi tënku ci enquête bi nga xam ne ñu ngi koy def ci fukk ak benn liir yooyee nga xam ne faatu woon nanu ci anam gu jig dayo ci ak lakk gu métti moo xam ne askan wi yëpp dañu ko ñaawlu ñu teewlu ci Pierre Claver Pouy. mbir ma nga xamante ne moo amoon ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane ba fukki gone ak benn ñàkkoon ci seen gat bakkan di lakk-lakk bu metti ki nga xamante ne nag mooy chef maintenancier ba di Fodé Diop ñu teg ko loxo tey ci suba mu nekk nag ñetteelu nit ki nga xamante ne mu ngi liggéey ci hôpital ba te ñu teg ko loxo ginnaaw lakk-lakk bu metti bi amoon ci hôpital ba ñu jàppoon nag ki nga xamante ne moo di infirmière ba ak aide infirmière ba placé leen sax sous mandat de dépôt ginnaaw bu mbir yi amee jamono yi nag l'enquête yi ñu ngi ko doon wéyal fi nga xamante ne moo di tribunal bu grande instance bu Thiès nit ñu bëri daal déglu nañ leen wala ñu dégluwaat leen ki ko def nag di juge bi nga xamante ne ñoo yor dossier boobule mbir mi nag nekk lu bees ak jàpp gi ñu jàpp Fodé Diop day tax nag ba mbir yi ci wàllum santé gën a yëngatu ndax ñi nga xamante ne ñoo di secteur ñoo di syndicat ñi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram xamle woon nañ ne daal dinañ amal doxu ñaxtu fii ci Thiès ajuma gi ñu seenu mbir yi nag jàpp nañ ne dina gën a tar ci secteur santé fan yi ñu ñëw. Claver Pouy Mbaytal Xuma jërëjëf Hadj Mansour ñoo ko déggandoo enquête ba ma ngay wéy liggéeyu ko yoon également mi ngi wéy waaye laaj bi ma am envie laaj la ko Hadj mooy bëriwaana ci bu dee wàllu maintenance rek la ñuy wax bëriwaana ci l'hôpital yi nekk même fii ci Ndakaaru boo demee ci seen ay maintenance lu yàlla xam doy na. yàlla xam doy na amul benn maintenance. amul benn maintenance te am na yenn centre de santé yu ñu transformé ay hôpital comme bu Tivaouane boobu. boo demee ci seen urgence bu dugg fa Mohamed. fi ñuy wàcc maladie. tu te poses la question lii urgence la wala déet. noppiwul. ñii di faj nii ñii ñuy jàpp nii. da nga leen di sax yërëm. bu fekkee yàlla nattu na la nga am malade guddi. fanaanandoo ak ñoom di gis ñoom li ñuy daj. dañuy sonn parce que guddi Mohamed. ñun ñi nelaw guddi di liggéey bëccëg yëguñu sax li xew. je te jure na la jaral en tant que journaliste guddi jot. nga dem Abbas Ndao service d'urgence ñu may la ko nga toog fanaan. tu vois di n'importe quoi. ñu xeex jamante paaka. jigéen ji bëgg am doom. ki accidenté. ki tànkam damm. ki doon wàcc lampam fay mu fakka salu damm. c'est-à-dire guddi. dafa mel ni ci la accident yi ci la service d'urgence di gën a fees. dañuy sonn képp koo xam ni nee na la xeetu service yooyu néonatal nga xam ne ña fay nekk dañ naan tekk nga branché leen. ak situation yi ñuy nekkee. képp kuñ la ci ni dana fa nekk te du am benn jour accidentellement mu for bët. mbaa mu dem tuuri ndox mbaa mu dem uti lu mu lekk dalay nax. na état bi jël ay responsabilités am te assumer échec am. état bi moo échec du fajkat yi. mais ñoom ñooy bëyu sarax yi. parce que ñu nekk ci l'hôpital bala ma jooy jàpp ñu ne waat nañu bala ma jooy jàpp ñu dañoo def lu ñu mën ak ñu ngi def lu ñu mën ak lu ñu mënul. man Mohamed du ma cautionnel kenn sa jëf. mais am naa nattu. ñetti yoon ci semaine bii. fanaan hôpital boo xam ne ñoom xamuñu ni man journaliste la ma fanaan ak malade mais di def ay investigation di xool ñoom li ñuy daj. man ci laa leen simil chapeau. ñoom dañoo dee ci yaram dee ci roo. dañuy dund nii rek. te kenn du leen faale ci loolu noonu amuñu ay moyens amuñu ay jumtukaay yenn saa yi ñu bind la benn ordonnance boo xam ne urgence de moom médecin bi taxaw du bouger nga taal Jakarta wala oto. di nga circuler lu mat 20 kilomètres. doo gis benn pharmacie bu ubbi. duñu sax annoncé pharmacie de garde ci hôpital bi mais au moins
waroon nañu fexe sax ba pharmacie yi monté garde ñuy affiché ci buntu urgence yi tey tel jour telle pharmacie nekk angle tel mooy monté garde comme information yooyu amul da ngay wër di wër man am na ñaari ordonnance yu ma jënd yoon ma jógee Mbour hôpital Mbour ba rond point bu Saly ak sama oto beneen bi Jakarta laa jël pour dem jëndi ko yooyu da nga koy dund da nga koy dund def investigation di leen laaj ñoom li ñuy souffrir malheureusement ñoom dong la ñuy daan ba xale yi di lakk ñoo fay ne ñoom ñooy xiif ñoom ñoo fay fanaan ñoom ñooy xëy lijjanti paas bu ñuy liggéeyee jee ñooy xëy lijjanti paas bu ñuy gont si waatee femme de ya fiy nettoyer femme de ménage yi fay nekk dañuy souffrir mais toujours ñoom la ñuy def ba salax état bi na assumer responsabilité moom mooy responsable tout ce qui se passe ci hôpitaux yi parce que dafa am benn système de santé bu ñu bind ci ay këyit mu leer nañu tegu ci seen kaw table ñoo ko appliqué wul moo tax li xew di xew. mi ngi noonu Ndeye Dimet est-ce que duñ fa jaaree ñoom kilifay l'hôpital yi ba ci sax état bu Sénégal jël responsabilité am bëriwaana ci ay hôpital yi nekk ci biir région yeeg Ndakaaru vraiment boo demee techniquement parlant seen ay branchement seen ay lépp dafa am défaillance ñu daal di koy defar balaa beneen jëyee di xew. xam nga ci conseil des ministres bu 2015. le président Macky Sall joxe woon na ay recommandations. ci biir conseil des ministres boobu wax ni nañ def audit des installations ci hôpitaux yi. mais après amul woon suivi. ba ñu jékki-jékki gisaat lakk yi commencé. tàmbale Linguère dem Louga finalement aussi tamit ñu dégg ko fan yi Thiès. ñu sulliwaat mbirum installation yooyu donc aujourd'hui ce qui se passe dans nos structures de santé les responsabilités sont partagées. te man dama jàpp ni syndicalistes yi ñi ngi xeex boobu ba léegi si di wax ni nañ leen dooleel ay jumtukaay mais aussi ñoom itam il faut ñu nangu ci seen biir ni le ver est dans le fruit. duñ ñëpp. ñoo nekk docteur di def li leen neex. chaque jour ñu wax ko am na ñoo xam ne ñi ngi def seen liggéey te ñoo ci ëpp amul leen lu ñu leen reproché. mais reconnaissons itam que ni am na ñoo xamante ne nii ñooñu ñoo bëgg a yàq liggéey bi ñoo ko bëgg a salteel. parce que wax bu neex sarax la. foo dem liggéey boo gis am na ay sacrifice yu nit di def ci liggéeyam. mais sa digg am na loo xam ne nii dafa nekk métier bu doy waar. muy diggante nit ak nit la. léegi-léeg nga gis nit koo xamante ne nii dafa nekk ci métit amoo aspirine amoo dara mais wax bu neex sarax la. te tey jii nag responsabilité bi yëpp encore une fois dafay delluwaat ci ndoddu président de la république ndaxte inauguré ay hôpitaux baax na trop mais tamit def ci ay moyens pour nit ñi mën a liggéey tamit ci conditions yu am solo itam lu am solo la sànq ñi ngi wax ci mbirum don de sang gis nga don de sang boobu noonu ñi ngi encourager tous les jours la population ni dem leen ngeen maye gi deret mais am na ci conditions yoo xamante ne nii c'est pas réuni xoolal fii ci centre de transfusion sanguine léeg-léeg ci banlieue bi soo bëggee maye deret nga am par exemple ay actions yu nobles yoo bëgg a def des fois dañ lay wax ni oto bi mënul déplacé wu par exemple jóge fii ci Fann dem ba Yëmbal wala mu dem route de Boune pour may askan wi occasion ñu maye deret loolu gis nañ ko benn bu dul ñaar loolu manque de moyens la donc aujourd'hui banque de sang yi dafa war a bari ci Sénégal 14 régions yëpp war a am banque de sang parce que ni ñuy tabaxee ay hôpitaux noonu la ñu war a tabaxee ay banque de sang teg toutes les conditions su ko defee askan wi di mën a maye deret mais tey bu ñu wax ni nañu maye deret alors que bu ñu sukkandikoo ci kii di professeur Papa Saliou Diop wax na ko que ni on a moins de 1% ci jamono yooyu ci ñi nga xam ne ñooy maye deret mais il faut que les conditions soient réunies. Absolument ñu wax ci leneen syndicat autonome recherche agricole ak agroalimentaire ñoom nag li ñuy ñaawlu mooy ŋàbbin mu bon ñu nemmeeku ci seen direction générale boobee ni ki tey lañ doon amal ak janagoy te sur xibaar yi syndicat bi ni mel di interpeller sax état bu Sénégal rawatina ca njiitu réew mi ci ñu rek exiger faf lu jëm ci wàllu ko lever blocus bi nga xam ne soxal na wàllu ko statut chercheur ak yeneen revendication Safiatou Ba Ndiaye moo teewoon ci seen ndaje ba. syndicat autonome bi boot recherche agricole ak agroalimentaire di nakarlu rek yorin bu boñ bu ñu jàpp ni rek moom la ñuy gérer seen boîte bile ñoom ci seen bopp nag di alerter askan wi waaye itam di interpeller njiitu réew mi ci mu dugal loxoom ci mbir mi. li ñuy naqarlu tey mooy dañoo woo ci ànd ci liggéey ci njëkk ak teraanga ñu teg suñu xeex yu ñu doon def yëpp ànd ak ñoom liggéey ci ba mu sotti ñu wëlbatiku nag di dóor dàqe ak ñun loolu la ñu dul nangooti. ñi bootu ci bile syndicat bokk na ci li ñuy sàkku rek ñi partager document bi nga xamante ne rek mu ngi ñeel transformation recherche agricole waaye itam ñu appliquer li nga xamante ne rek moom lañ tënkoon ñeel seenub statut. li ñuy xaar si ñoom mooy suñu statut chercheurs yi mu ñu génn mu ñu signé ko
suñu règlement d'établissement bi mu génn ñu signé ko document bi nga xam ne que moom mooy soppi doxalin lépp lu ci agriculture ci Sénégal ñu wax ñu fan la ci toll. i bootu ci bile syndicat di yëgal ni nag dinañ def seen kéemtalaay kàttan taxaw rek ngir seen xeex bi bañuñu si sax taxawal benn plan d'action boo xamante ne rek lépp xej na si donte sax du lu leen gënal. Safietou Ba Ndiaye jërëjëf mbokk yi ñu tàbbi ci seen xalaat.